bu ko defee kon message bi ci bii jamono dootul na nit ñi dem ci jàkk yi ñu julli ji na nit ñi dem ci monastère yi parce que entre nous li ko Garodi waxe woon wax naa ko ci texte français bi ni actuellement il n'y a que des musulmans du vendredi et des juifs du Shabbat et des chrétiens du dimanche jullit boo xam ne bala nga yëg ni jullit la rek ajjuma jot mu solu nag ba jekk dem ci jumaa jee xëbër yi bu fa jógee jaana ak juif boo xam ne bala ngay gëm ni juif la le jour du Shabbat jot ci ñoom ci wàllu judaïsme nga mu soog la wan ni la juif la bu fa jógee lu ko neex mu def ak itam chrétien bu nga xam ni balaa ngay gëm ni chrétien la dimanche jot mu dem ca messe ba mais bu jógee ca messe ba dootoo yëg ni chrétien la donc bu fekk ñett yooyu ci lo rek lañ ko aj ku yebbu bàyyi puisque itam moyen yi nga xam ni moom la adduna bi am léegi peuple yi am ko état yi am ko ak it problème yi am ci sunu penc yi ñu di ko wax nag di ko wax ci télévision yi mel na adduna dafa tukki te les clés de la solution mu ngi ñoom ci seen loxo li ñoo tuddee ay SDF les sans domicile fixe mais entre nous dans chaque pays am na bis ma wax ko ci New York man leen yéen fii bu ngeen toggee fi naan ay SDF da ngeen di foye nit ñi lii jaay building bu ci gën a ñàkk fayda lu mu bon am nga 40 wala 50 étages ak ñaata de gratte-ciel moo nekk New York ñu ne dañu am ay SDF nañu wax li xew rek mooy les riches veulent être toujours des riches et des pauvres restent aussi toujours des pauvres wax bi lii la du leneen ay mondialisation globalisation yépp ay anesthésie la mais bu fekkee ni politique yi mënuñu koo faj waa diine yi seen message lan la foog naa ni bu ngeen xoolee ci aaye yi mu mujj a jàng foofu lay jeexale dama koy résumer rek mu jeex bon yàlla mi wax jullit yi atamahum min juin dama leen di wax jullit yàlla wax leen ci alquran fal yaabudu rabba hada albayt alladi atamahum min juin bu dee ci chrétien yi mariama mañ daan fekk ca monastère ba kullama daxala alayha zakariya almihrab wajada indaha rizqan bu dee ci niveau juif yi ñoom yemuñu sax foofu dem ba provoqué yàlla naan ko wàccal ñu table boo xam ni xeeti lekk yépp nga ca anzil alayna maidatan min as-sama waa est-ce que ñett diine yi yàlla wax ak ñoom nii toppatoo leen ba xiifuñu maruñu est-ce que jaadooti na ñuy seetaan ku xiif ak ku mar jaaduwul donc message bi mu ngi ci seen biir téere ñoom ñoo war a defar seen yitte pour jéem a seet ci ban façon la ñuy représenté waat loolu te bu leen neexee ñu def pression ci politique yi parce que politique yi bu ñu bëggee ku leen fal ci biir ñi citoyens yi ñi ci ëpp am na lu ñu gëm donc war na am luñ ko mën a defee bi ci des mooy ci wàllu feebar yi di seetaan ay nit amuñu ay moyens yu ñu fayee ci hôpital ba ñu xëy dee ci mbedd mi bu ko politique yi mënee supporter it religieux yi ñoom waruñu ko mën supporter pour raison yu bari ci biir alquran wa ida maridtu fa huwa yashfini war ngeen ko ba yéen mustarchidin ca seen ambulance ba nekk ca siège ba ca Dakar loolu ngeen bind ci seen ambulance ba wa ida maridtu fa huwa yashfini bu dee Isa ibnu Maryam li gën a yéeme ci wàllu médecine moom la ko yàlla njëkk a jox wa id tubri'u al akmaha wal abras wa id tuxyi al mawta bi idnillah yàlla ni ko waxuma la sax di guérir ay handicapé moteur waaye di ngay dem ba léeg-léeg di réanimer ku nekk dans le coma waaye nag ak sama concours wa id tuxyi al mawta bi idni moo tax ñii firi naan Isa daf daan dekkal ku dee firiwul loolu alquran da nga koy jàngat scientifiquement wa id tuxyi bi ngay réanimer al mawta ñi nekk dans le coma
nii waaye nag ak sama concours bu dul yàlla rek nit ki dem laaxira kooku ñëw na foofu bu dee Muusa keroog ba mu am lanteeg Firawna te xam ne bu fa toogee Firawna gaañ ko te muy daw jëm wuti asile politique mais loolu la nit ñi xamul Muusa ba muy dem Madyana pour asile politique moo taxoon falamma tawajjaha tilqaa Madyana qaala asi rabbi an yahdiyani sawaa sabil mais ca biir yoon ba lu mu wax yàlla rabbi wahidun garibun marid yàlla ñett daje na ci man fii ma jëm wéet naa man rek maa ngi bàyyi samay bokk gannaaw maa ngay jëm dëkk bu ma xamul ndax firaaw naa ma sonal man kot maa ngi yàlla ni ko man mi ngay waxal nag xoolal ma lool yàlla wéet naa man kot mu ne ko man mi ngay waxal nag mu ne ko est-ce que doyuma la wéetal mu ne ko kay mun ko kon kay wéetatu wallaay garibun tumuranke naa mu ni ko da ngaa yeggagum da ngaa yàkkamti rek jóg nga yaa ngi dem ñaan nga ma naa la gunge teeyal rek asa rabbi an yahdiyani sawaa sabil teeyal rek yeggagoo kon koy tumuranke goo xaaral rek mu ne ko maridun waaye dama tawat mu ne ko duma sa docteur mu ne ko mun ko dinaa la faj ñu ni moom itam ci boobu cadre ak Isa bi ñu wax ak yonent bi ñu wax ci wa idaa maridtu fa huwa yashfi ak wa nunazzilu min alqurani ma huwa shifaun wa rahmatun lil muminin jaadootul ci ñetti diine yi ñuy bàyyi ñuy romb ay nit yu amul moyen yu ñu fajoo bay xëy di dee jaaduwul parce que ci seen biir responsabilité la bokk bu dee wàllu jàmm sécurité li ñoo tudde sécurité ak paix ba tey ñoom it seen message daf ko indaale bu fekkee ni nit ñi itam xëy na respecté wuñu li ñu war a respecté politique yi waruñu ko respecté il faut que ñoom ñu fexe ba jël seen responsabilité ci wàllu sécurité ak ci wàllu paix bu dee ci jullit yi amanahum boobu mooy seen bos bu dee ci Isa wasalaamu alayya du dëgg bu dee ci wàllu Muusa falamma qassa alayhi alqasas qala najawt min alqawmi alzalimin donc comme ñoom it ñetti aaya yooyu mooy tax ñetti diine yi ak seen institution yi ñu yor waratuñu mën di seetaan nit ñi di def loo xam ne dafay tax jàmm ñàkk wala muy indi tiitaange ci nit ñi waratuñ ko seetaan yooyu yëpp ci seen message la bokk bi ci def mooy lu wàllu pauvreté kay dafa fekk li wolof di wax nag ku ràcc taf ci sa kanam mu dëll mais bu ñu lay wax ni la àdduna bi tey jii ñi nga xam ne ñoo yore àdduna bi gën a riche àdduna bi fukki nit ak ñaar te population mondiale dem ci presque léegi mu atteindre 6 milliards 6 milliards de personnes ñun la fukki nit ak ñaar ñoo ci gën a riche y compris ñoom Bill Gates loolu nu mu tudd kon bu ko politique yi seetaanee it ñu di leen maata di def n'importe quoi mais religieux yi waruñu ko seetaan nañu seet nu ñu séddalee yëf yi ba ñi ci war a jot ci parce que bu dee ku mel ni yonent bi warul seetaan ko amul fu mu dugg warul seetaan ko amul lu mu dunde parce que li ko yàlla wax ne alam yajidka yatiman fa aawa wa wajadaka dallan fa hada wa wajadaka ailan fa agna kon dajale na yépp ni ko amoo woon ku la fat parce que da nga di jirim say maam dee say baay dee sa ndey dee kenn fatu la maa la fat kon nag koo xam ni sa yonent yàllaa ko fat bi mu amul fu mu fat yow it war nga koo gis te amul ku ko fat nga fat ko bu dee ci Isa moom it fatam moo gën a yéeme sax te mooy biñ koy wuta rey
yàlla xam ne bu intervenirul ñu exécuter ko te le plus proche de ses collaborateurs moo dem boole ko muy Judas Iscariote bi ñu leen waxoon sànq Yahuda al Iscariote parce que boobu ñu ko bëgg a jàpp nee nañu ku fexe ba indi leen Isa ñu neexal la nangam te il faisait partie de ses plus proches collaborateurs ci kaw moom moo dem wax ak ñoom ba wax leen fu Isa ne mooy place bi ñu leen wan ni fa la defee son dernier repas keroog ma nga fa toog ak alxawaariyin moom la ñu tuddee les apôtres qala man ansaari ila allah qala alxawaariyun nahnu ansaarullah amanna billah moo tax gis ngeen comme niñ ko wane xëy na ñoom moom la ñu jàpp ni moom la ñu crucifié mais gis nga ñi nekk ci wetam yëpp ci xawaariyin yi la ñu bokk donc yàlla moo ko fatal boppam inni mutawaffika wa rafi'uka ilayka wa mutahhiruka min alladina kafaru donc moom itam ku bokk ci diineem waruloo seetaan kuy taxawàllu ci biti kenn du la fat wala kuy toog amuloo loo dunde amuloo loo yore ña nga am rabbi inni lima anzalta ilayya min xayrin faqir waaye bi mu ko nee faqir lu ca topp yaa abat istajirhu ah yàlla fi ne de xam nga ni ma demee sama mbir de xam nga di doy na waar Moussa yi wax de yàlla ni ko da nga yàkkamti rek moom mu naan yàlla man chômeur la gis nga liggéeyu ma dara waay moo tax maa ngi sonn yàlla ni ko da nga gaawantu rek fi muy waxee noonu yàlla naan ko chômeur la yu kenn xamul ak lu tuuti la mu def ca teen ba xale bu jigéen ba daal di ñëw ni ko góor gi mu ni ko sama papa nee na nga ñëw def la bëgg a embauché et puis surtout mu ñëw Shuayb di yonent comme moom embauché ko ameel ko salaire ba noppi jël doomam may ko mu faf nekk ko goroom donc pour wax la yu mel noonu mooy tax nag message bi mooy yi ñoo tudd kenn mënu ko comprendre ay exclusion ay fin dans le monde te itam théâtre yi ñu ko boole moom la kenn comprendre lan la dañoo tudde ay aide humanitaire mooy la mais def nga ni lii ñuy def yenn yi loolu lu mu tudd mais kooku yëpp ay nit la ni da ngay dimbale ay nit dem jël avion jël ay carton def ko ci di ko sànni carton yi daanu ci suuf lu ne jaxasoog moom nit ñiy daw mais entre nous loolu dignité amu ci te fu nit ñu ñuul am rek lañ koy def wala yenn xeet yi mais duñ ko defal xeet bu weex bi ci des mooy li nekk ci suuf il y a anguille sous roche mooy li ñoo tuddee ci débat bi ñu amoon ci ko tuddee droit d'ingérence ak devoir d'ingérence parce que ñu bari dañu gis ni aide humanitaire yi dañ koy defaale moyen pour pénétrer benn réew pour xam secret yi ci biir defaale espionnage moo tax bi ñu ko defee lekk droit d'ingérence am benn professeur bu leen sañu leen ko droit d'ingérence amu fi mais devoir d'ingérence mais ingérence humanitaire mais malheureusement li xew la guerre du Golfe les Américains li ñu bëggoon mooy installé wu ci biir Moyen-Orient contrôler lépp tout ce qui est économique ci pays monde islamique bi ñu contrôler ko dem nax arab yépp ñu fàtte seen yonent fàtte seen diine fàtte seen ngor fàtte seen mbokk def coalition de 29 pays contre un seul pays l'Irak keroog bi ñu war a wote résolution bi ci conseil de sécurité pour ñu dal ci kaw Irak ñoom ñëpp kenn ku nekk ci membre yi nga xam ne ñoo war a wote ci sa biir chambre lañ la glisser une enveloppe de 5 millions de dollars pour rek nga wote résolution bi ñu dal ci kaw Irak parce que boobu américains yi bëgg nañu installé wu foofu ci rokk bi contrôler les puits de pétrole looloo tax mu taal puits de pétrole ya ca Koweït ndax moo leen fa taxoon na ñëw parce que ñu ngi commencé di subir conséquences yi ci problème yi ñu am gis ngeen ko fan yi ci grève yi
loolu moo taxoon ñuy rey seen bopp. coow yiñ fi doon coow ci embargo bi gis ngeen ko ci télévision yi fan yi yéen ñëpp suivre ngeen ko. avion bi jóge Jordanie dem Irak ak it français yi doon préparé pour dem Irak pour que violer embargo bi parce que tàyyi nañ. mais fan la tegu réew bu ànd ak léppam ànd civilisation ànd ak culture am ànd ak population bu tey ni bu Irak xale yu tuuti yaa ngay dee parce que hôpitaux yi amatul dara énergie amatu fa dara amatu mais boobu civilisation ban civilisation la. moo tax il faut dire la vérité il faut appeler les choses par leur nom. xam naa sama bokk yi sax léeg-léeg ñu ni góor gi dafa tàng mais gis nga fontu baaxul. mooy li ngeen wax ni nit bu waree intervenir day intervenir démb ba ñu toggee ca réunion ba ñu commencé waaw xam nga ñi fi ñëw bokku ñoog ñoom diine bokku ñoog ñoom réew bokku ñoog ñoom ay tradition ñu ñëw rek dugg ci suñu réew man leen ba ngeen di ñëw di ñu coloniser waaw waaw démb maa leen ko wax ba ngeen di ñëw di ñu coloniser indi seeni diine indi seeni tradition indi seeni loi ni ñu foog ñun ñu tënku ci te ñee leen ëpp te ñu accepté ko il faut nous accepter vous aussi c'est notre tour ñu ni miig xanaa moo tax ñu bari ñëwuñu tey ci conférence bi mais ça ne me dit rien c'est la vérité fi ñu waxee ba noppi man tontooguma évêque bi jóg di dem man ko c'est pas sérieux parce que politique yi sax mën naa nangu ñoom ñu dem parce que man nitu diine la mais yow nitu diine nga yaa njëkk jóg ni da ngay dem te wax nga ba noppi te tontooguma la toogal bu leen ko jàpp du tàng du gis nga c'est la vérité